daaw sax ñu xam ni ñoo nekk Màkka ak daaw jeg yëpp sax ñoo mënoon a aj donc muy lim bu néew ren nag Royaume d'Arabie Saoudite comme ci information jëlaat na dogal yokk lim boobu ba yóbbu ko ba ci 1 million de pèlerins taxul sax mu jot li nga xamante ni moo daan aji at mu jot waaye am na ak yokk quand même. Sénégal ci 1 million de pèlerins yooyu am na ci 5822 pèlerins loolu information la bu ñu doon joxe mais bokk na ci dogal yi nga xamante ni Royaume d'Arabie Saoudite jël na ko ak organisation aj gi muy képp koo xamante ni say at ëpp na 65 ans doo mën a aji atu ren ci xam naa muy dogal boo xam ni mu ngi soog a am ndax Sénégal soxna Coro dañ doon nemmeeku nit ñi seen papa la ñu yóbbu wala seen yaay te day fekk ñu âgé day fekk ñu am plus de 65 ans lu ci ëpp donc dogal boobu noonu moom laa ne nañu ko waxtaanee ndax dogal la boo xamante ni dana arranger nit ñi wala lu taxit ñu jël ko lu tax dëgg ñu jël dogal boobu noonu ndax dana am jeexital boo xam dana ko def surtout ci sunu société yi ndax tàmmuñ ko woon gis ay mag lañ doon gën a gis donte at yi sax wàññeeku na ñu gis ay xale yu ndaw di aji moo tax sëñ Issa Diop moom bu yàggul sax la jógee Màkka ñu koy sargal ci le 4 mai bi passé rek la jógee Màkka ci umra donc sëñ Issa Diop bismillah 65 ans ku ko amul wala ku am lu ko ëpp doo dem Màkka ren. bismillahi rahmaani rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad Serigne foog ñu gërëm leen ndokkeel leen ci thème bi nga xam ne ngeen ko indi ci waxtoom 65 ans day loo xam ne Royaume d'Arabie Saoudite c'est le pays organisateur aj dafa nekk loo xam ne comme ni nga ko waxee léegi loolu aaya moo ko indi kenn mënu ko def ci heure bu la neex al hajju ashhurun ma'lumat fa man farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala yi ci tegu yëpp ay recommandations yi lu suñu borom di jox mais li nga wax léegi lu tax mu am importance mooy que dañoo am opinion ay sénégalais lañu mu am lim bu ci war a dem lim boobu di ci war a dem public privé 5822 lañu 5822 yooyu amul kenn ku ci war a am plus de 65 ans kon mu nekk loo xam ne tey diplomatie war na taxaw parce que ci biir ñooñu nga xam ne am nañu plus de 65 ans am na ci ñoo xam ne ay organisateurs lañu depuis ñaari at ñoo ngi waajal loolu parce que suñu borom dogul aj gi am donc xam nga kon loolu benn wàll la mooy ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir di organiser am plus de 65 ans am nañu lépp 65 ak ñeneen ñi nga xam ne ay pèlerins lañu nga xam ne ils sont au centre du pèlerinage à la Mecque moo tax ñun ci loolu ci la ñuy profité pour wax ne la ci la ñu jël suñuy responsabilité ñun centre d'éducation bi nga xam ne moom la ñu yor le 25 décembre bii passé ci la ñu def suñu premier cours inaugural bi ñu koy def dañu woo kenn koo xam ne dañu def appel à candidature xool benn kilifa goo xam ne yàlla dogal na def na plus de 40 ans Arabie Saoudite dugg plusieurs fois Kaaba ñu ñëw ne ko kaay waxal ñu ci rituel du pèlerinage ci aj gi fi mu toll jëmm jooju bokk na ci ñi tax tey Sénégal ñuy am ay vol direct te loolu bokk na ci liy dimbali suñu ay waajur yi parce que escale yi dafa doon indi ay problème waaw métti na de Hadj Mamadou Lamine Niang boobu nga xam ne moom la ñu woowoon pour mu defal ñu ay leçons inaugurales lépp rek pour waajal parce que aj gi waajal daf ci am solo te li ngeen def nii tey mun naa wax ne li ngeen defal askanu Sénégal du lu ñu mën a fay parce que ponk la nii zakat nekkee ponk julli nekk ponk aj gi dafa nekk ponk boo xam ne yow sëriñ mënoo xëy jóg jor sa passeport dem il faut que mu am fu mu jaar kon buñ tolloo ci waxtu woo xam ne dugg nañ tey ku mu neex armal bu dee yàlla dogal na nga nekk fa parce que waxtu la waaw ci mu ngi ku mu neexoon nga armal jëm màkk fu mu nekk ni waaw ca màkk dugg na ndax fu mu ne nii aj day loo xam ne day ëmb ñaari weer ak fukki fan ndax xam nga di nga gis ñuy wax ne waaye bi sax day jël wal fajri wala layaalin maanaam ay guddi yoo xam ne ki fan yoo xam ne fukk la yoo xam ne ñoo gën ci at mi kon loolu buñ ci tolloo ñun waruñoo toog di xaar kenn parce que ponk la boo xam ne du délégation générale au pèlerinage moo ko yor wala privé yi ñoo ko yor askanu Sénégal ñi nga xam ne ay jullit lañu la concerné tey booy jël benn statistique pour wax la responsabilité bi tey Sénégal booy jël quota bi ñu doon am waxuma la sax 5822 yi buñ doon jël 12800 yi nga xam ne moom lañ doon am di yóbbu at mu nekk il faut 9 siècles pour que population sénégalaise bi ñëpp mun dem aj pour wax la ci responsabilité ak quota bi ñu yor kon bi nga waxee ci 65 ans yi loolu kon ñun li ñuy ñaan mooy fii mu toll nii pour diplomatie taxaw xool ci yenn jumtukaay la ñuy taxaw mais est-ce que du mesure bu raisonnable tamit ndax 65 ans boo ko amee mag nga waaw mais xam nga Serigne dara ak aussi problème mu santé wér-gu-yaram bi nga xamante ni am na fi déjà mais Serigne est-ce que xam nga foofu tamit du organisateur bi mooy wax mais est-ce que xam nga Serigne am na ñoo xam ne ils ont plus de 65 ans ñoo gën a wér ñi nga xam ne ils ont 40 ans mais xam nga li am solo mooy le protocole sanitaire te protocole sanitaire bi li ñu ci war a dimbali
mooy que nan la Sénégal war a def ba regroupement yi nga xam ne tey délégation générale au pèlerinage ci seen wàllu anticipation ci organisation fexe nañ ba maanaam ay regroupement ñoo ko war a def du ñu nekk 30 du ñu nekk 20 mais dinañ nekk fukk ak juróom wala bu ci teg benn lay teg wala ñaar ci li nga xam ne moom la ñu jàpp nan la ñu war a def ba Sénégalais yi di dëkkandoo ba bu ñu mënee ñaan royaume bi ne ko ñii kat ñooy jël seen avion dëkk dañuy wàcc benn hôtel bu ko defee bu boobaa bu leen kenn raxul yaakaar naa ne bu boobaa protocole sanitaire bi nga xam ne moo war a tegu suñu kaw dina mën a oyof mais bu fekkee ne Sénégalais yi tey dañu war a nekk ay regroupement kii dëkk fii kii dëkk fii kii dëkk fële ci wàllu regroupement bu boobaa Arabie Saoudite aussi day am benn workflow day gis ne ñi war a ñëw kii ci hôtel bii lay dëkk te sori na ak sénégalais beneen buy ñëw yooyu nag loolu la ñu war a toog ñu waxtaane ko ñun sur le plan organisationnel mais 65 ans yi am na lu ko jiitu Serigne est-ce que xam nga tey bépp soxna boo xam ne am nga moins de 45 ans dañuy wax ne da nga war a mahram dañ koy bind ci sa passeport ne diw mooy sa mahram accompagner la parce que loolu tamit ci wàllu organisation la parce que lu tax ñuy wax ñi am moins de 45 ans c'est parce que moins de 45 ans nga wax moins de 45 ans ku ko am ci soxna pour ñu mën a la defal visa oui foog ñoom ñu defal leen li ñu tudde ay mahram mahram nag ni ñu ko organiser mooy koo xam ne war na la mën a accompagner ca la nga xam ne moom ngay defi kon âge la moo tax ñu préférer loolu li ko waral boo xoolee ci wàllu cosaan booy xoolaat ci wàllu taarix bu njëkk nit ñi ci ay caravane la ñuy jaar yëg ay gëléem di jóge ci ay dëkk ak dëkk pour dem ci aj ay agression da ci doon am l'islam nag ngir mën a protéger ñi nga xam ne la ñuy defi maanaam ponk la du nangu maanaam ku jug rek jigéen nga am nga loo bëgg a defi nga jug di ko defi loolu nag moo wéy ba tey fu mu nekk ni ci wàllu organisation ñu ne ku am moins de 45 ans foog nga am mahram ci condition yooyu moom la Arabie Saoudite te li war a indi loolu tamit da nga koy xool parce que Arabie Saoudite ñoom ci wàllu aj dañ ci am vision dañ ne fii ak 2030 bëgg nañ ñu toll ci 30 millions de personnes aj ak umra di fa ñëw jël nañ seen i disposition 2 ans yi boo ko xoolee boo ko calculer 60 000 personnes 60 000 ci ñi dëkk ca dëkk ba ñoo ko def kon bu ñu jógee ci ñaari at yooyu 60 000 def ko jóge woon 2 millions 500 en 2019 ce qui veut dire que ne ki nga xam ne ci ñaari at yooyu moo yoroon seen ministère de la santé moom lañ jël na ko kaa yoroon ñu aj gi mooy ministre waaye donc mutation yooyu moo tax tey ñun kooku moom normalement dina prendre mais moo tax mu yóbbu ko 1 million est-ce que xam nga tey Arabie Saoudite ci 2 ans yi nga xam ne ñoom dañoo organiser aj bi en interne dañu def ay réformes yi ñu def moom weesuwul dañoo xool ki yoroon gaka maanaam ku ne avion bu mu ñëw ñu ne ko abal ñu indi fa keneen ki yoroon seen aj ñu ne ko abal ñu jël ki yoroon santé jox ko kon ñoom jël nañ ay dispositions parce que vision boobu ñu amoon te war koo évaluer ñoo ngi kiy dem te bi ñu demee ba 2020 dem ba 2021 ñu am vision 2030 indi 30 millions de personnes 60 000 personnes di def aj gi loolu xam nga déjà day am benn retard par rapport ak la vision. mais est-ce que loolu ba tey du dëggal li ma doon wax ne c'est une mesure raisonnable parce que boo ñëwee tey jii nii wàllu wér-gu-yaram soo âgé ci ngay bëgg gën a am ay problème de santé tey jii boo demee santé ba c'est gratuite léegi gars yi fees hôpitaux yi di faju durant aj gi yëpp. parfaitement te teg si ñu ngi am déjà problème bu ñu doy ci wàllu santé est-ce que du doon lu xel mën a. mais sëriñ tamit foofu da ngay dellu si waat xool ñun ci suñu responsabilité. maanaam masuwali bi war a am ci maanaam ñun sénégalais yi privé comme public ci yan conditions la ñu war a demee Arabie Saoudite avec nos vieux les doyens d'âge mooy nan la ñu war a def ba maanaam mu am benn ratio bu ñu respecté ay médecins ñu yóbbu mais bu dee tey dañ toll foo xam ne bu ñuy xayma ñiy dem ci wàllu accompagnement bi ci wàllu santé am na wàññeeku parce que lim bi doon dem di accompagner pèlerins yi wàññeeku na léegi du côté de la délégation générale au pèlerinage comme du côté du public il faut que ñu def li président wax ci dernier conseil bi mooy que ñii ay partenaires lañu muy délégation générale au pèlerinage muy ministère des affaires étrangères muy opérateur aji ay partenaires lañu ñooñu ñoo war toogaat en toute responsabilité xool ñun ndax ñun suñuy magu réew ak suñu ay ujaaj nan lañ leen war a yóbboo ñu war a mën a dem defi seen ponk l'islam kon yow boo ñëwee ci point boobu wax ndax raisonnable na man en tout cas du ma mën a joxe benn point de vue ci loolu ne raisonnable wala raisonnable mais en tout cas li am mooy ñun ñiy dem comme kenn mënut a jug dem ñaan visa dem aj c'est à nous maintenant organisateurs privés comme délégation générale au pèlerinage ñu toog carte sur table xool xayma ko parce que umra bi aujourd'hui ay sénégalais ñoo koy organiser c'est plusieurs sénégalais ñooy dem di ñëw te ñi am plus de 65 ans ñoo ngi ciy dem donc loolu bu fekkee dafa am te amul benn régulation te amul benn organisation rawatina li nga xam ne tey Sénégal le président de la République bi mu gisee ay difficultés am ci aj gi
mais dafa def élévation institutionnelle. def fa ñaari délégué. yoo xam ne ay adjoint lañu jël koo xam ne moom moo leen coiffé professeur Abdoul Aziz Kébé. Donc ce qui fait que tey est-ce que ñooñu tey loolu ñun en toute responsabilité ni ñuy évaluer privé bi est-ce que duñ leen évaluer. Bien sûr. Et c'est ça la responsabilité. C'est que xam nga fii li fi nekk mooy lan la ñuy wax lu war a jëriñ suñu askan. pas man Issa Diop may wax loo xam daf ma war a mën a arranger ci sama daara jee ma nekk si Bokutaan wala daf ma war a arranger ci aj gi nga xam ne dam cee nekk. lan la ñu war a wax lu arranger suñu askan. parce que man tey lii may wax nii. du ma ci xool lu arranger privé. du ma ci xool lu arranger public. et pourtant je fais partie du public. du privé. mais léegi kon li nga xam ne loolu nga wax léegi Serigne. dafa nekk loo xam ne dafa mel da nga nekk suñu biir. ndax raisonnable na parce que tey bu fekkee ne tey da nga fi jug yow diggante bi nga dem yëpp feebar yi nga yóbbaale da ngaa jàpp ne fa nga war a fajoo. parce que peut-être am na yërmande bu am ci seen hôpitaux yi. boo ñëwee boo nekkee ujaaj badge rek boo ko wanee ñu faj la jox la garab. donc ñoom aussi mënuñu toll ci benn contexte Covid. war a mën a accueillir ay nit ba noppi jël seen ay médecins di leen fixer dans les hôpitaux pour ñuy faj ay nit. yu yëpp ay réalités yoo xam ne la. ñun lan lañu war a mën def ba public bi jël ay responsabilités am privé bi jël ay responsabilités am ñu yóbbu ay médecins pour accompagner ñi nga xam ne ay ganu yàlla lañu. parce que Serigne bul fàtte ne ay duuf Rahman lañu. waaw ñoo xam ne dañoo war a dem wax labbayka allahumma labbayka kan la ñu wuyu. wuyuwuñ la wuyuwuñ ma yàlla li ñu wuyu ji. ñun kon nan lañ leen war a waajale ci suñu réew. pour yóbbu leen ci réew moo xam ne seen xel day dal. est-ce que duñu doya dal sax bu fekkente ne ñoom am nañu ay réformes yu ñu teg. gis nga ni nga expliquer que ñoom noonee la ñu kiiwee pour jëm ci aj gi déjà changé nañ lu bari ci seen i ay remplacer ñoo xam ne ni ñoom ñoo war a toog pour ñu jàpp ne ñoo war a ñoo nga liggéey bi est-ce que ñoom bu ñu amee ay information que Sénégal li ñu waroon def. mais Coro est-ce que xam nga Coro man li may ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'organisation. yàlla dogal ñu dem ci jàmm mais xam nga Coro li nga wax ni lu tax mu am solo. xam nga fan lañ toll ni ñun Sénégal. xam nga dafa am lu ñuy tuddee ay service de base xam nga aj gi bon là sax en guise d'information comme ni ko Serigne defee léegi dama ko ciy roy. mooy aj gi moom du romb diggante 7 ba le 12 juillet. 7 juillet ba le 12 wala 8 juillet ba le 13. maanaam loolu mooy temps bi ëppul 15 jours. ëppul ko non juróomi fan la sax aj gi. mais léegi comme compagnie yi ñoom dañu am nu ñuy organiser woo benn saison la est-ce que tey ñun fii ñu toll nii waruñu woon xam service de base yi maanaam tey Serigne bu ma nee man dama lay jaay. package yu 4 millions 500. est-ce que tey man package yu boobu ma lay jaay waruma laa wax ne la billet d'avion bi nangam laa ko jëndee Serigne fii ñu toll nii tey kenn mënu ko la wax ne la billet d'avion bi nga xam ne ñiy dem ci aj gi nangam lay jar. ah non fixé nañ ko. non kan moo ko fixé Serigne. bon dernière ñun peut-être ñun peut-être yàlla dogal na peut-être kilifa réew mi. 4 millions 200 am ñu ko si tuddaale. non 4 millions 200. dañ ko ñi ko wax. mooy ñi nga xam ne ñoom yàlla dénk na leen aj gi ci wàllu côté public bi. mais man mi nga xam ne en quelque sorte mën na ko yées wala mën na ko ëpp wala. non Serigne aj gi mun naa jar 5 millions. lu tax. waaw parce que tey bu fekkee ne Serigne ki lay jaay billet d'avion muy service de base yi parce que tey kenn jëlatul gëléem dem Makka. avion ngay jël. te avion bi tey Sénégal organisé woo noo xam ne ay vol direct moo gën a baax ci ñun. ñoom nee nañu léegi ñëpp Air Sénégal la ñuy jël muy 5822 yëpp Air Sénégal la ñuy jël mais tey Air Sénégal boobu man personnellement. s'ils sont pas compétitifs. parce que Air Sénégal même bu fekkee ne moom am na possibilité pour jël 5822 yóbbu leen. am na keneen ku nekk ci wet gi tudd benn vol régulier. bëgg a jaayee loo xam ne am na possibilité yóbbu ma sax jënd. mu gën a yomb may jëlaat bis mu gën a yomb. est-ce que tey waruñu ñu permettre que Sénégal boobu nga xam ne moo fi nekk ñun ñëpp nag war koo jël pour dooleel ko. mais bu fekkee ne moom dafa bëgg a jaayee billet loo xam ne jéggi na dayoo. teg ko ci kaw ne maanaam carburant bi cher na. mais loolu tey bu ñu taxawul yuuxu wax ko fu ñu jëm. te kenn ku ne xam nga ne billet d'avion tey warut a jar ay 1 million 700 1 million 800. te billet d'avion yi foofu la nar a àgg. te billet màkk bi yaakaar naa séjour bi ci biir màkk da ciy bokkaale te séjour bi wàññi nañu nombre ujaaj yi doon nekk ci biir chambre bu nekk donc chambre bu nekk la fa doon nekk. wàññi nañu ko est-ce que loolu tamit du yokkuwaat gën a affaire yi gën a cher. xam nga Serigne lim lay junj léegi te mu war a leer. mooy dafa am ay service de base. maanaam dafa am loo xam ne yow mënutoo ko jaay sa bopp. maanaam Arabie Saoudite daf la ibbil léegi benn portail. mu ne yow Coro booy dem ci aj bi da ngay ñëw ci privé bi wala nga dem ci public bi. mu inscrire la bindal la ak protocole sanitaire bi ñu war a teg. pour que yow nga mën a dem ñu defal la sa visa électronique. mais visa boobu ñu lay defal daf ci am yoo xam ne fokk nga jënd ko loolu li ci jiitu mooy restauration bi. li ci leneen li ci tegu mooy maanaam fi ngay dëkk. transport bi lay yóbbu parce que mënoo jël oto bu la neex parce que ñoom takk nañ seen mbir noo xam ne. dafa am lu ñuy tuddee maanaam benn syndicat boo xam ne c'est des transporteurs. ñi ko séq parce que Arabie Saoudite ils ont plus de 22 000 bus. Arabie Saoudite tey pour te dire ci umra bi ñi fa mujjee jógee. amul kenn kuy dem ci maanaam ci seen métro yu bees yi comme TER bi ñu am. nga di fa dem di jënd billet
di ko jëndee ci sa xaalis. c'est-à-dire foog nga jëndee ko par carte. voilà évolution yi nga xam ne am na parce que xam nga tey TER bi bu ma demee di jënd billet xaalis laay joxe. loolu laa am comme habitude. alors que fële booy jël seen TER foog nga indi benn carte. ñu jaay la. ce qui veut dire que am na ay évolution ci seen côté transport parce que ñu xam nañ ne 22000 bus waruñu leen mun teg ci tali chaque fois parce que seen tali yu baax la ñu am pour ñu yóbbu ay nit jëlee leen Makka yóbbu leen Madina. léegi am nañu benn genre TER boo xam ne TER laa koy tudde mais en fait benn métro la boo xam ne. mooy jëlee nit ñi Madina yóbbu leen Makka ci benn somme boo xam ne somme bu symbolique la. donc pour te dire que ne ñoom ci réforme yooyu ñu nekk ñun bu ñu bëggul waye di. il faut que ñu jéem leen a topp ci ñi nga xam ne ci wàllu yi nga xam ne ñun fa lañ jëm ak ñoom. mais service de base yooyu est-ce que war nañu toll fii ci temps pèlerinage peut-être même contexte bi tax na am nañu ay retard. te xamuñu exactement loolu lan lay jar tey min na ay tente la. du hôtel du résidence. ay tente la. li muy jar xamaguñ ko. xam nga boo xamagul yow fa nga xam ne fa nga jëm. te foofu lu ñu la doon jaayee la 1300. riyal mën naa yokk xamoon la ci ban somme la. billet d'avion bi xamagoo ñaata lay jar c'est-à-dire yi nga xam ne moom nga war a dajale pour wax ne maanaam sëñ Mbàkke billet bi kat nangam lay jar am loo ci teg ndax yow privé nga mais loolu nga xamagu moo tax privé yi lay wax actuellement ne prix nangam état kese ko ñeme parce que état peut-être xam na ne moom bu jaayee lii du ci gaañu te état nag moom du jaay état day réguler di organiser mais bu demee ba génne loo xam ne moom 2019 moo ko doon jaayee 2 millions 600 ñëw taxaw avec les informations yi nga xam ne am nañ ko te amuñu ko di jaay 4 millions 200 ça veut tout dire ëpp na bëri na de cher na trop mais conditions yi ci Makka conditions yu métti ya ñu watal ñu ci loolu ci lu gaaw a gaaw rek waaw xam nga conditions yu yombul de Makka yombul de non xam nga Makka moom dafa ne ndaw a ca gën fi mu toll nii non loolu kañ mënut a ñàkk parce que xam nga Makka sëñ bi li ci nekk mooy fooy dem la di fa am loo fay defi la nga fay defi tamit dafa am lu ci suñu borom nësal maanaam bu fekkee ne def nga aj gu ñu nangu pay gi xam nga aljana la boo fa jullee benn julli maanaam masala benn ajjuma am nga téeméeri junni aljuma donc yooyu yëpp na mënut a ànd ak noflaay ndax ci ay xeer ngay dox ci ay xeer ngay tëdd moom donc ay xeer ngay jël beneen aspect bi ci am solo coro te nga xam ne ñun war nañ ko waajal suñuy nit tey ñun suñu ay nitu diine dañ doon wax ne boo jógee Arafa da ngay jaar Muzdalifa for xeer ñaari at yi loolu amatul ñaari at yi Covid bi jaar na fa dañ la koy immuniser jox la ko ci sachet léegi boo fi toogee yow gëj nga fa ay at naan léegi boo jógee Arafa da ngay jaar Muzdalifa for ay xeer yooyu ay réforme la yoo xam ne sur le plan religieux il faut que nit ñi tamit xam ko parce que kooku bu jàppee loolu jàpp loolu benn sëñ Mbàkke wax ko loolu ne ko boo jógee Arafa rek fexeel ba boo demee Muzdalifa for ay xeer téye ko dem sànni jamra alors que xeer yooyu dañ lay teg fenn immuniser ko def ko ci benn sachet jox la ko xam nga kon am na évolution yooyu nag moo tax yéen lii ngeen def nii tey ñun waxuma gërëm leen mais li ngeen defal askan wi mooy moom la yàlla mooy fay parce que ku liggéeyal askan wi yàlla fay la macha allah te Walfadjri loolu la ñu baax waaye itam dañuy sant di gërëm bu baax a baax ci leeral yi vraiment am na ci loo xam ne ci ay information yoo xam ne umpoon nañu te daanaka waxtaan wi tax na ñu xam ko donte ne temps bi sax gàtt na lool pour ñu mën a nësal lépp li nga xam ne ni tey jii moom la ñu bëggoon ba tax na ñu ngi lay sant di la gërëm ci leeral bi waaye itam ci wuysu bi ñu wuysu di la bàyyi nga tàggatoo ak téléspectateurs yi alhamdulilah di sant bu baax ndax lii ngeen def nii ñun amuñu lu dul wax dëgg yàlla xat nañu ndax am na ay yónnent yoo xam ne dañ ñu ko yónni ñu war koo def au plus tard tey avant ay 11h mais dañoo jàpp ne responsabilité la ci suñu réew fi ñu toll ak maanaam askanu Sénégal ni ñu bëggee Makka fi mu toll te lu bari amaana tey fu mu nekk nii leeragul à part lii ministre des affaires étrangères wax kon ñun waru gar la ci ñun ñu ñëw wuy si leen di leen sant di ñaanal te tamit di wax ne borom kër gi yàlla dimbali na ko ci loo xam ne man bi ma ñëwee rek gis benn keesu waqf waxuma ñi fiy liggéey waaye askanu Sénégal yëpp war nañoo xam ne loolu kon kii li mu doon def ci loolu la mooy lépp da ko jébbal boromam kon loolu tamit ñàngat la boo xam ne boo ñëwee wax Walf da ngay xam ne ki fi nekkoon jugu fi kon nag yàlla na yàlla yokk yërmande ci moom suñu kilifa yi nga xam ne tamit da ngeen di def loo xam ne royukaay la rawate nañu daje fekk suñu génn kilifa goo xam ne li mu wax sànq am na lu mu tooy ci suñu xol ndax ñun amuñu lu dul waa kër Sëñ Saliou amuñu lu dul maam Cheikh Issa Diène kon nag bu waxee loolu wax kilifaam ni mu meloon ak maam Cheikh Issa Diène kon loolu dafay doy suñu xol te xam ne lii du hasard kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu macha allah rabbi yàlla yàggal aussi seen taxawaay bu baax a baax ba nga xam ne yoon wi nga xam ne moom ngeen jël te bëgg sénégalais tegu ci ñu daal ci tegu ci wàllum aj jeek umra bi incha allahu rabbi sëriñ noonee la ñu amee mbégte dala doon la waaye itam rubrique bi macha allah lañ ciy wax bàyyi la nga tàggatoo mu ngi doon dugg sax ci explication yi màkk na lay demee réforme yi fa am yëpp loolu yëpp xam naa dinañ ci ñëwaat mais aussi quota bi 8500 non 5822 ci Sénégal privé yi lan lañ ci war a am
public bi lan la war a yóbbu ak privé yi naka la ñuy organiser woo pour yóbbu seen pèlerin loolu ci beneen miroir de l'islam lañ koy indi incha allahu rabbi mais di ko sant bu baax a baax ndax démb rek lañ jokkoo mu